asalaamualeykum mbokk yi ñuy teewlu ñëpp ci FPD commune bu Mewane naka noonu ci TAS info xam naa lëkkaloo bu yees la bu nga xamante ni defees na ko ci diggante FPD ak it TAS info ngir bëggit li nga xamante ni mi ngi daal jàll ci biir FPD mu mën faa jàll direct naka noonu tamit ñu di ko retransmettre ci TAS info YouTube ngir ñi nga xamante ni nekkuñ ci biir panel bi man di saytu li nga xamante ni mi ngi am ci sunu commune naka noonu ñeneen ñi nga xamante ni xamuñu fan mooy commune bi ngir xam sunuy coona sunuy avancement sunuy réalisation ci noonu ci lan ànd ak ñi nga xamante ni moo di TAS info digganteem ak FPD tey jii nag ñu ñëw dalal ci kenn di coordonnateur bi nekk ci dëkk bee di Tobène moo di Cheikh Top xam naa tey jii kon moo di gan bi ci dibeer ji sans plus tarder kon dañ koy jox kàddu gi rek moom monsieur Top mu nuyoo ñu dugg ci biir waxtaan bi sëñ bi Top ñu ngi lay siyaar. waa jërëjëf Modou Fall ci dalal bi nga ñu dalal fii ci TAS info di profité ci occasion bi di nuyu ñëpp ñi nga xam ne nii ña ngi ñuy teewlu daanaka mën nañoo wax ni présenté nga ñu ba pare donc Cheikh Top moo nekk ci kàddu gi di àddoo fii ci Tobène di am mbégte bu baax a baax vraiment janoo gi yéen pour fas yéene rek indi ay leeral ci lépp loo xam ne nii laaj nañ ñu ko mu jëm ci commune bi rawatina fii di suñu dëkk di Tobène. donc ñi ngi leen di déglu vraiment ngeen indi ay laaj bu fekkee am na ay laaj Modou Fall donc dañ lay joxaat kàddu gi di leen déglu. jërëjëf Cheikh kon le feu vert est déclenché donc li ñu jëkk a laaj moo di Cheikh dëkk bii di Tobène moom boo ñu doon wax ki nga xamante ni musu faa dem bu fa bëggoon a dem ci wan yoon lay jaar ak it fan la gën a jige lan nga koy tontu. waa jërëjëf Modou Fall bu ñuy ñëw nag ci présentation dëkk bi di Tobène pour ñi nga xam ni xëy na mosuñu faa ñëw dëkk la boo xam ni digganteem ak Mewane 7 kilomètres la soo fay ñëw mën nga jaar par Mbaye Bakar comme mën nga jaar par Ndioufène bu la neexee aussi mën nga jaar par Pire Tobène ak Pire aussi 7 kilomètres la mën nga jaar Pire jaare ji Mewane pour ñi nga xam ni xëy na mosuñu ñëw Tobène voie yooyu yëpp mën nañ fa jaar pour ñëw Tobène. jërëjëf ci tontu gi beneen laaj bi moo di ni présenté nga dëkk boobu di Tobène ci ñi fa bëgg a dem nan lan war a def waaye it lu jëm ci population bi yan activité ñoo dominé ci dëkk boobu di Tobène moo xam ci wàllum mbay la wàllum càmm wala wàllum roose wala yeneen activité yi nga xamante ne maanaam gën naa fés ci dëkk boobu di Tobène yan ci la. Par rapport ak nag activité yi nga xam ne nii moom la ñuy exercer Tobène mën nañoo wax ni mbay mooy activité bi fi ëpp doole et loolu aussi moom la ñu seetlu ci la plupart des villages qui sont dans la commune de Mewane gis nañ ni mbay moom mooy activité principale loolu aussi moo ëpp si Tobène bien vrai que aussi am na yeneen activités yu ñu fay exercer yu ci demee ni commerce mën nañoo wax ni jigéen ñu bëree bëri ñu ngi yëngutu ci commerce bi di dem ci marché yi di jënd ak di jaay loolu aussi nemmeeku nañ ko fa bu baax a baax élevage aussi am na fa dañ koy def ñu bëree bëri ci dëkk bi aussi ay éleveurs lañ donc loolu mën nañoo wax ni mooy ñetti activité yu phare yi nga xam ne nii nemmeeku nañ ko fii ci Tobène. jërëjëf ci tontu bi kon mel na ni loolu de mooy li am ci commune bi yépp muy lu jëm ci mbay ak càmm xëy ni mooy li gën a fés ci ñi nga xamante ni ñi ngi yeewoo ci commune bu Mewane waaye kat yéen Tobène ak li ko wër côté yooyu yépp gisees na ni waxtu wu fa nit demee wàllum nokki da ci am ay jafeñ-jafeñ mel na ni nag usine bi nga xamante ni moo di ICS moo leen ko teg te am nay jamono doon ngeen am ak ñoom ay jaamaarloo yëf yooyu yéen fan ngeen ci toll ak it lan moo ci am ba léegi. waaw pour ñëw nag ci cohabitation entre Tobène ak ICS ICS moom yaakaar naa ni entreprise la boo xam ne nii kenn dootu ko présenté kenn ci Sénégal entreprise bu ñu xam la
sànq bi may def présentation Tobène wax naa ni Tobène ak Mewane 7 kilomètres la Tobène ak Pire aussi 7 kilomètres la kon Mewane ak Pire mooy ñaari dëkk yu mag yi ñu féete tuuti ci penku bi mais ICS moom ci suñu sow la ñu féete maanaam ci suñu ginnaaw la nekk te tey zone d'exploitation bu ICS fi nga xam ne nii foofu lay extraire phosphate bi muy tool yi Tobène yi ak tool yi Maka Kër Magueye mën nañoo wax ni tey suñu doon xayma distance bu site boobu noonu site d'exploitation bi ak dëkk bi bu guddee ba gudd mënul dépasser 500 mètres kon da ngay taxaw Tobène di seen machine ICS yi di dégg seen bruit bi sànq yaa ngi wax yan problème la population yi am ak ICS problème majeur bi nga xamante ni moom la opinion bi xam muy confrontation entre ICS ak population yi parce que usine bi dafa bëgg na jël seeni suuf te consensus amul loolu waral mu indi woon bruit yi nga xam ne nii moo amoon ci ginnaaw te ñëpp yëgoon ko loolu moom mooy problème majeur bi mais à part ce problème plutôt majeur am na yeneen problème yoo xam ne nii problème yu ndaw la yoo xam ni peut-être yu ndaw lañ koy jàppe mais problème yu mag la yoo xam ni peut-être xëy na opinion bi informé wuñu leen xamuñu ko mais tey fii nga xam ne nii foofu la ICS di exploité muy site bi ñi nga xam ne nii mosuñu faa dem site bi kàmb la goo xam ne nii gu xóota xóot la parce que dañuy gas ba dab nappe phréatique bi kon loolu mën nañoo wax ni guddaayu xóotaayu kàmb gi ci ab teen lañ koy xayma maanaam ni ab teen di gudde noonu la kàmb gi di xóote te kàmb googu noonu c'est à ciel ouvert kon maanaam niñ la ko mën a xaymaalee rek pour ñi nga xam ne ni peut-être mosuñoo ñëw ci site bi ba gis kàmb gi ni mu demee nga jël lu toll ni ab dëkk ay hectares yi baree bari nga gas ko ba mu xóotee xóotaayu teen te loolu noonu périmètre bi amul dara lu ko sécuriser tey soo yoroon sa oto wala nga war ci aw fas di ko dawal wala nga yor saret wala lépp loo mën a yor man nga dem ba tàbbi ci kàmb gi bu fekkee guddi ngay dox wala saat bu fekkee fi ngay jaar bàyyiwoo ci xel kon problème mu sécurité entre zone d'exploitation bi ak population yi loolu jàpp naa ni problème bu majeur la boo xam ne nii war nañ ci informer peut-être ñi nga xam ne nii bu ñu leen informer xëy na ñu mën cee indi ay saafara mais loolu ñun dalu suñu xel benn yoon parce que tey xóotaayu teen gas kàmb gu mel noonu kàmb gi nekk ay hectares yi hectares ay xale nekk ci ab dëkk parce que tey dëkk village ku nekk xam nañ ni ñuy fonctionner chaque jour xale yi ñu ngi génn di dem ci àll bi tey kàmb gu mel noonu nekk ci ab àll te amul benn sécurité nga xamante ni à tout moment lu ne mën na cee tàbbi nit mën na cee tàbbi bon rab yi mën nañ ci tàbbi comme fas yi ñu yor wala nag yi wala xar yi lu nekk mën na tàbbi ci biir kàmb gi te lu ci tàbbi dee loolu yaakaar naa ni problème bu majeur la te wàllu pollution bi moom yaakaar naa ni commune bi yëpp ñoom ñoo jot seen wàll ñun ñi nga xam ne nii ñoo ko jigéen nag xëy na ñun ñoo ci ëppale mais ñëpp ñu ngi jot seen wàll ci wàllu pollution bi nga xam ne nii ICS mi ngi koy def mais tey peut-être pour ñëwaat un peu ci li nga xam ne nii moo gën a indi problème entre population yi ak ICS muy ñàkk gi nga xam ne nii askan wi ñàkk nañ ko nangu joxe tool yi loolu moom mooy li ma wax sànq problème bi gën a apparent bi opinion bi gën a gis te loolu li ko waral lu simple la yaakaar naa ni expliqué nañ ko plusieurs fois ICS dafa ñëw bëgg a natte ak barème boo xam ne nii ça date il y a de cela des dizaines d'années ci ginnaaw ministre bi sax bi mu fi ñëwee comme ni ngeen ko déggee barème bi daté na depuis 1974 ñu bëggoon cee natt population yi bañ ni il faut ñu augmenter barème d'indemnisation boo xam ni dina tolloo ak au moins dégâts yi nga xam ne ni moom la fa ICS di causer augmentation de barème daal moom moo opposé ICS ak population Tobène loolu nag fu mu am yaakaar naa ni askan wépp ñoom la ñu interpellé te war nañu jug pour fexe ba wax dëgg ICS donte mënul fay baykat yi comme na mu waree parce que suuf moom ku nekk xam na ni fay ko yombul mais mu indemniser leen au moins à la hauteur des dégâts subis mais malheureusement loolu amul kon fii ñu toll nii mën nañoo wax ni ba léegi jubboo amul entre ICS ak baykat yi ndax ba léegi ICS nangul yokk barème bi waaye baykat yi tamit ba léegi nangu ñoo joxe suuf yi nga xam ne nii moom la ñu yor di ko baye te yaakaar naa ni loolu aussi lu raisonnable la. kon mu mel ni yéen seen waxtaan wa ngeen defoon ak kii nga xamante ni moo di monsieur le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ci jamonoom muy ci jamono yële weesu kon day mel ni amul suite
te it kii nga xamante ni moo fi toogaat di Antoine Félix Diome ndax moom jéem na ci ay jéego wala tamit ñi nga xamante ni ñoom moomee tool yi ndax ñi ngi koy bay ba léegi ñoom wala dañ ko bàyyi noonu ak it ki nga xamante ni moo di ICS ndax daa wéyal li nga xamante ni moo di exploitation wala ak it saxaar soosu nga xamante ni mi ngi ko doon sànni nit ñi di ko nokki mu koy sànni ci jaww ji ndax ba tey jii moom itam ma nga wéy noonu nga xamante ni noonu la ko doon defee. waa jërëjëf Modou ci question yooyu nga laaj xanaa dañuy commencer rek ci bi ci jëkk muy ministre bi fi nekkoon di Aly Ngouille Ndiaye ngay laaj ndax waxtaan bi ñu amoon ak moom ban suite la am dañuy wax rek ni ministre bi avant muy wàcc bi muy dem li mu waxoon mooy dossier Tobène ICS li ci des le gouverneur de la région de Thiès moo koy àggale dinañu woo waxtaan le ministre bi waxoon depuis lors nag gouverneur bi wootewul waxtaan depuis lors mën nañoo wax ni benn daje amul entre population yi ak ICS waaw population yi nag ñu ngi toog di déglu toujours ba xam danañ leen woo wala duñu leen woo mais gouverneur bi daal li ci am mooy wootewul ba léegi nii kii nga xam ne ni nag mooy ministre bu bees bi Aly Ngouille Ndiaye pardon Antoine Diome depuis bi mu ñëwee moom dégguñu ko mu prononcé ci dossier Tobène ICS ba léegi waxagu ci mais toujours ñun moom ñi ngi toog di déglu rek concernant nag ICS ak exploitation ndax arrêté na wala déet kooku dañ lay wax ni la ba léegi ICS mi ngi continuer di liggéey waaye li muy liggéey liggéeyu ko ci tool yi Tobène yi nga xam ne nii nattaguñ ko maanaam ICS buy liggéey ni muy liggéeyee mooy day jiitu natt hectares yi bëri di ko exploiter nga xam ni mën na ko exploiter ay weer avant muy laal leneen loolu nga xam ne ni nag nattoon na ko bu yàgg avant affrontement di am entre Tobène ak ICS li mu nattoon bu yàgg nga xam ne ni ca tooli mbaar yi ak tooli màkke yi ca la féete loolu moom la continuer di ko gas jamono ji mais ba léegi daal ñi nga xam ne nii moom tool yi nga xam ne nii seen i borom dañoo lànk ba léegi moom ICS laalu ko waaw comme laalu ko nag ñun moom dañuy wax ni dañuy continuer rek taxaw fi ñu taxaw di leen déglu ba xam beneen woote wala beneen ndaje dina am wala du am waaye daal li mën a am mooy ñun ñi ngi toog di leen déglu population yi ñi ngi toog di leen déglu ñi ngi continuer aussi seen mbay ñi ngi woyal seen mbay continuer activité bi ñu daan def ñi ngi koy def comme ni ma ko waxee woon sànq ci bi may commencé waaw lii daal mooy li nga xam ne nii foofu lañ toll par rapport ak ICS ak ci dossier Tobène ak ICS fii daal mooy fi ñu toll ñu ngi toog di déglu. jërëjëf si tontu yi waaye nag maa ngi dégg seen coow ak ICS ak yooyu waa ICS moom yan jéego la leen defal yéen ndax yéen defal na leen poste de santé wala bërëbu jàng wala tamit ndax ma ngi fay jël ay nit ci wàllum emploi ak it ndax ma nga fay indi ndox mu neex moo nga xamante ni dina leen ko indil wala yeneen yi nga xamante ni dina leen mën a aar ci nokki goo xamante ni nit ñi ñu ngi koy nokki produit toxique yooyu moom ban jéego maanaam ci wàllum wér-gu-yaram ak it ci wàllum njàng sàkkum xam-xam yan la ci def moom yoo nga xamante ni jegleel na ko dëkk yi nga xamante ni jigéen nañ ko ba ko gën a jige di Tobène. waa par rapport ak nag ICS lan la defal askan wi wala ndax mi ngi defal askan wi laaj la boo xam ne nii mën naa wax ni constat bi population Méouane yëpp ñoo ko def lu tax ndax day mel ni rek ICS bu waroon a def fukk wala ñaar fukk benn bi sax dañuy jàpp ni defu ko loolu moo tax askan wi dañuy mujj frustré wu ba koo laaj danaa la ICS defu fi dara parce que tey soo wàccoon Tobène ak micro koo jëkk a dajal ngeen ko ICS lu mu fi def dina taxaw lu yàgg doog la tontu parce que du mën a gestu lenn loo xam ne nii dina ci mën a joxañ baaraam ni ICS moo fi def lii bu boobaa kon day daal di wàññiku ni la ICS defu fi dara waaw comme ni nga ko laajee sànq par exemple ci wàllu santé bi ICS Tobène nga xam ne nii da ngay taxaw Tobène di seen ICS di seen zone d'exploitation ak seen machines yi nga xam ni tout le temps mi ngi fiy jeté mi ngi polluer air bi mais ci wàllu santé tey soo demee ci case de santé bu Tobène parce que case de santé moom amuñu ko sax la ñuy wax mais construction bi li nga xam ni defoon nañ ko fi depuis 2004 nga xam ni benn tabax la rek benn tabaxu ñaari néeg la bu ñu teg depuis 2004 dafa mujj yàqu musul am personnel musuñu faa commencé faj kenn mujj yàqu nga xam ne nii ICS au moins su fekkoon entreprise la boo xamante nii sàmmonte na dara ak li ñuy wax responsabilité sociétale de l'entreprise su ñëwee ci dëkk bu mel ni Tobène
fekk fa case de santé bu mel noonu donte état defaru ko jàpp nañ ni ICS waroon na ci mën a jàpp pour que case de santé boobu jóg mais du lenn loo xam ne nii kon ci côté santé gis nañ ni ICS def na ko ci foofu noonu ci Tobène tu vois. Bon ndox mi nag mën nañoo wax ni ICS moom moo ko fa indi te loolu dafa am historique lu tax mooy que tey fu mel ni Tobène ay teen lañ doon utiliser mais ku nekk xam na ni nappe phréatique bi moom lañ doon gas teen yi ci nappe phréatique bi lañ doon xëccee ndox pour am ndox bu ñu naan mais ICS bi mu demee ba gën a jege dëkk bi comme ni ma ko waxee sànq à 500 mètres nappe phréatique boobu ndox bi daf ko xëcc parce que ICS su li muy exploité ci ndox fu mu jigee c'est normal que ndox mi taw bi ndox mi dawee nag ci la gars yi def demande que ndox bi ñu doon utiliser comme yow xëcc nga ko c'est normal que nga jox ñu ndox loolu moo waral demande yi ñu defoon à l'époque dëkk yi nga xamante nii ñoo nekkoon les zones riveraines des ICS dañoo def demande pour que ICS désormais mu leen di xëccal ndox loolu moom mooy kon li nga xam ne nii bu ñu nee lu fa ICS def loolu la ñu mën a joxoñ ni ICS def na ko fa mais ci wàllu santé ci wàllu éducation ci secteur yeneen yi des yépp amul benn secteur boo xam ne nii da nga koy joxoñ ni ICS def na fi lii te loolu nag mu nekk encore une fois lu ñuy ñaawlu en tout cas dañuy soññaat ICS mu sàmmontewaat avec li ñuy wax comment dirais-je li ñuy wax àq ak yelleefu doomu aadama yi ci nga xamante ni entreprise yi warloon na ko ak population yi donc day delluwaat rek ci RSE bi muy responsabilité sociétale des entreprises loolu daal bëgg nañ ICS gën ci góorgóorlu bu baax a baax a baax. jërëjëf ci tontu yi kon kat ICS dese na ko lu bëri bëri ci lu mu war a liggéeyaat ci biir commune bi lu jëm ci liaison yi yéen lu jëm ci yoon yi ndax ICS defaral na leen faw yoon ak it ndax commune bi fexe na noo xamante ni di ngeen am yoon boo nga xamante ni jëm na fa yéen ak it ban genre yoon ngeen am moo xam rang la wala ndox yoonu suuf la wala yoonu goudronné la. waa ci wàllu yoon yi nag mën nañoo wax ni population yi ba léegi ay jafe-jafe yu metti lañ ci am sax parce que par exemple Mewane Tobène yoonu suuf bu diis gann la Mewane Tobène Pire aussi noonu Tobène Tivaouane aussi noonu kon mën nañoo wax ni yoon yi ñu relier à la ville yëpp ay yoon yi suuf yu diis gann lañ te loolu vraiment bu ñu sañoon am ci saafara avant affrontement yi par exemple am na ay demandes yoo xam ni introduire nañ ko ICS pour am au moins rang-rang bu jógee Ngaaxam jaar Tobène dem Pire depuis affrontement yi nag rang-rang boobu nga xam ne ni ICS commencé woon na ko da koo teg ci suuf bon xëy na nag peut-être ñun xamuñu yan motif wala yan raison moo tax mu arrêté construction boobu mais jàpp nañ ni au moins loolu war na wekku ci li ñuy woowee responsabilité sociétale de l'entreprise kon ICS quel que soit problème bu mu mën a am ak askan wi yaakaar naa ni moom li ko war rek mooy continuer di def li nga xam ne nii warloo na ko ak askan wi daf ko war di def tout le temps mais loolu mën nañoo wax ni arrêté na ko bu yàgg a yàgg a yàgg mu nekk loo xam ne nii aussi askan wi dañuy continuer di ko dund parce que dëkk yi ñu war a dem yëpp bu ci nekk rek bu ñu fay dem dañuy am ay jafe-jafe ci wàllu route sous ce rapport aussi dañuy lancer waat appel autorités yi nga xam ne nii peut-être xëy na jàpp nañ ni suñu kàddu mën nañ ko dégg à ce que ñu venir ñu àndal ci côté yooyu. kon Cheikh loolu moo nekkoon question yi nga xamante ne waajalal nañ ko ci suñ janoo ak yow xam naa bu dee am na yeneen ci ay questions yoo xamante ne fàtte woon naa ko nga war cee répondre nga ñëwal ñu ci ak yeneen contribution yoo xamante ne rek amaat nga ko ci jafe-jafe yoo xamante ni yéen a koy dund nga dikkal ñu ci. waa jërëjëf Modou Fall vraiment ci dalal bi nga xam ne nii dalal ngañ ko fii ci TAS Info xanaa rek di profité ci occasion bi comme dañoo jëm ci ay élections locales di amal ab soññee jëmale ko ci ñëpp ñoo xam ni rek tey seen mébét mooy diriger commune bi que ñu gën a gestuwaat commune bi gën a gestuwaat askan wi ndax yaakaar naa ni képp kuy doomu Mewane te nekk patriote am nga ab cofeel am nga yaakaar boo xam ne nii porté nga ko jëmale ko ci suñ commune bi kon gaa yi nga xam ne nii ñoom seen mébét mooy diriger commune bi nañu gën a gestuwaat askan wi gën a taxawaat ci jafe-jafe askan wi parce que li ñuy seetlu kat mooy ñu ci baree bari comme fii ñu toll nga xam ne nii campagne électorale la ñu nekk wala nekkaguñ ci sax waaye ci la ñu jëm
dañuy gis ni dañuy dugg ci askan wi vraiment di leen dig loo xamante ni suñu demee ba toog loolee duñ ci gis dara kon ñu leen di soññaat pour que ñu gën a gestu askan wi fexe ba commune Meouane bokk ci communes yi nga xamante ni day nekk communes yi gën a développé Sénégal ndax kët ñi nga xam ne ni ñooy ne ci yeneen localité yi di def ay jéego pour développer seen commune ëppale wuñ ñu dara kon jeunesse su Meouane war nañoo mën a taxawaat encore une fois pour que suñu commune ñu booster ko jëmale ko vers le développement loolu daal vraiment ñu ngi ci soññaat ñëpp di ci ñaaxaat ñëpp pour que dans les années à venir ñu gis Meouane vraiment mu nekk ci communes yi nga xamante ni communes yi gën a prospère lay nekk yi gën a émerger lay nekk vraiment loolu la ñuy tëjee suñuy kàddu. kon jërëjëf Cheikh Top ci information yi nga xamante ni jox nga ñu ko ci dëkk boobu di Tobène ci ñi fa bëgg a dem jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy dund réalisation yi nga xamante ni moo fa am ñi ngi lay sant bu baax a baax ci loolu lépp nga xamante ni indi nga ñu ko ci ay information di la sant bu baax di la gërëm di jox ñëpp rek dig daje beneen dibéer ci beneen gox ci gox yi nga xamante ni ñu ngi ci dëkk bee wala commune bi nga xamante ni moo di commune Meouane jërë ngeen jëf